maa ngi lay nuyu ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi daanaka li ci gën a fës di guddeem gu njëkk mu daal di fanaan ca section recherche gendarmerie Colobane njiital Pastef Ousmane Sonko démb ci bi nu koy yóbbu muy wuy ji juge d'instruction ci la yëf ya mujj xat lool ba tuuma geneen tegu ci kawam ci wàllu trouble à l'ordre public waral kon fanaan gi ci bu njëkk yàqu-yàqu yi nag bari woon lool ginnaaw si manifester yëngu naka noonu ba am na ci it ñu bari ñu nu ca jàpp ci kanam tuuti leeral li Papa Balla Gueye société civile bu Sénégal ak opposition bi ñoom ànd manko ngir défendre ñu ne démocratie bu Sénégal ajjuma ëllëg gi nas noonu ab dox bu ñu lal ci jàmm ngir rek ñu ne dekkilaat démocratie ci Sénégal ci technique bi Abdou Thiam. président Pastef Ousmane Sonko démb lañ ko daal di teg loxo ba boobaak léegi mu ngi ci garde à vue bi fanaan na guddeem gu njëkk ci section recherche gendarmerie Colobane moom jiital Pastef ñu fàttali ne ci bi muy wuy ji ci suba si ci kanamu attekat bi ci tribunal ab Ndakaaru ci la yëf yi mujj ci xat-xat lool ba li nga xamante ni mooy wàllu trouble à l'ordre public fekk ca ne tuuma ci bu nu sukkandikoo ci xibaar yi kenn ci avocat am waral téegi boobaak léegi waaye it ginnaaw si manifester yi metti woon lool ci Ndakaaru gox yenn Sénégal yàqu yi naka noonu ak it teg loxo ci ñenn ñi Papa Balla Gueye. askan bu bari daal di ñëw toogaanu leen élément gendarmerie yu Colobane yi ak waa police nationale taxaw nañu temm ngir daal di fexe caserne Samba Diéry Diallo ñu daal di koy aar bu baax a baax. ndaw yi daal di dogu def ay say yu bari léeg-léeg ñu sànni xeer wala cocktail molotov boole ceeg taal pneu ngir daal di fexe seen njiit lii di Ousmane Sonko ñu daal di koy bàyyi. ay dàqante wala sax grenade lacrymogène yoo xam ne moom la takk der yi di sànni def nañu seen kéemtalaay kàttan ngir daal di tas ndaw yi nga xam ne gisuñu dara lu dul ñu daal di bàyyi Ousmane Sonko mi jiital Pastef. gannaaw ay waxtu yoo xamante ne toog nañ foofee ci buntu section recherche bu Colobane maître Khoureyssi Ba di kenn ci avocat Ousmane Sonko yi moo daal di firndeel ne clientam bi def nañ ko ci garde à vue foofee ci gendarmerie bu Colobane ba waxtu wañ fay jóg nag dispositif bi nga xamante ne moom la gendarmerie ak police daal di taxawal gën nañ koo yokk ak l'armée nationale bi nga xam ne ñëw na jàppale leen ci xeex bi lee jërëjëf Pape Balla juróom-benn ci militant yu Pastef yu ñu teg loxo ca Kédougou bokk na ci ñoom ab proviseur ab lycée la ñu leen toppe mooy bokk ci manifester gu yoon tere moo waral seenug te boobaak léegi ca commissariat central bu Kédougou ci wàllu total yi seeni station ñeent ci yu ñu ca toj rajaxe sàcc fa loolu nag nay manifester merlo ku ci mel ni Ibrahima Fall mooy secrétaire général bu association gérant station service yi Sénégal ñu teewlu ko. nit ñi dañu war a xam ne station yi malgré que ay logo étranger moo ci nekk ay sénégalais ñoo ko moom. comme yow comme man. et que nous employons presque une trentaine de personnes. li laay war a sóoli les gens ont peut-être le droit de manifester mais nañu xam ne station yi c'est des stations qui appartiennent à des sénégalais. suñ ko yàqee actuellement nii ay sénégalais la ñu yàqaluñu kenn. qu'on soit d'accord ou que l'on soit pas d'accord avec ça nañu xam ne station yi ay sénégalais ñoo ko moom une fois encore. et vraiment je lance un appel à tous ces manifestants qu'ils sachent que ces stations là appartiennent à des Sénégalais et qu'ils emploient des Sénégalais. Actuellement bu ñu tëjloo suñu station yi wala ñu yàq bëri di nga xam te ne ci la ñuy liggéey mais c'est des pères de famille qui restent chez eux. kon daal station yi muy Total wala beneen ay logo français la rek mais ay doomi Sénégal ñoom ñoo ko moom. muy Total muy Vivo muy Oil Libya muy beneen a ci am. ay Sénégalais ñoo investir seen xaalis. il faut que ñu xam ne ñun ay Sénégalais lañu comme ñoom et que ñu xam ne suñu outil de travail la ñuy saccagé. tay doomi Sénégal ci liggéey li ñu arrêté déjà ci vague bu njëkk bi dénommé woon nañu presque 4 stations yi ñu yàq. 4 ans. actuellement tey aussi am na yenn station yoo xamante ne saccagé nañ fi mu toll may wax ak ñëw tembe station Total yëpp tëj nañ et c'est pas normal. c'est des Sénégalais ñoo ci ne. man ak keneen ñun ñoo investir suñu alal ñun ñoo investir suñu doole jël ay Sénégalais comme ñun ñu ciy liggéey nañ ñu dimbali bàyyi station yi quelle qu'en soit la raison pour laquelle ñuy manifester ils ont le droit de manifester mais qu'ils arrêtent d'attaquer nos stations. mu nekkoon Ibrahima Fall mi jiite association gérant station service yu Sénégal ci micro Hadj Ndate Diop doon fàttali rek mbokk yi manifester ni ñuy moytu yàqal seen bopp ci gàttal ndax yàqal sa bopp weesuwul yàqal sa mbokk ca bërëb yooyu ñuy taal ay doomu Sénégal ñoo fay liggéey li xew dem ne fitna ci Dakar ak gox yenn Sénégal ministre intérieur Félix Antoine Diome baaxee ci waxtaan Babacar Fall ñu teewlu ko ci la mu ci xalaat moom ministre intérieur. mooy Sénégal état de droit la. te état de droit lu muy tekki mooy réew mi ci boppam nga xamante ni gouvernement bi dafa tënku ci yoon waaye képp ku fi yeewoo tamit da ngay tënku ci yoon li yoon wax moom amul xàjj ak seen ñëpp ñoo ci bokk yem ak noo mënti tudd
ak foo mënti dëkk ak foo mënti nekk ci bérébu liggéeyukaay ngay góor wala jigéen ngay mag wala ndaw ñun ñëpp ñoo ci bokk yam yoon moo tegu ci suñu kaw ba tax na lépp loo xamante ni yoon daf ko dàq kooku li ñuy njëkk a fàttali doomu aadama yi mooy waru leen waaye bi ci topp mooy su fekkente ni def nga ko am nay daan yoo xamante ni yoon prévoir na ko wàcc ko loolu it du ñu hésiter benn yoon ci def liggéey bi nga xamante ni suñu responsabilité bopp la. mais monsieur le ministre li indi nag xëy na jaxasoo gi tey mooy bi Ousmane Sonko nekkee ci yoonu tribunal bi yegg si fële ca Mermoz ñu bloqué ko bëgg ko awloo yoon woo xam ne moom nee na boobu yoon bëgg ko foofu la coow li tàmbalee. waaw loolu li ma la ci njëkk a wax Babacar yow moom sax xam naa di ngay faral xaj na di dawal sa oto bopp wala beneen sénégalais waaye amul benn sénégalais boo xamante ni mosoo xëy bis moo xam da ngay wuy ji fenn wala da ngay dem doxi beneen soxla nga ñëw ba yegg ci benn bërëb takk der yi ni la yoon wi ngay jaar ndax ñoom xañ na dinañ yëg wala xam wala gis loo xamante ni yow xamuloo ko wala yëguloo ko lépp loo xamante ni day jur jàmm ci réew su fekkente ni seen devoir la ñu fagaru ko dinañ wax ni jaaral ni plan de circulation yi force de défense et de force de l'ordre yi ñoom ñoo koy déterminer di nga gis sax léeg-léeg ñu toog ba càgg ni fii dañ koy tëj wala fii ñu ñëw ba càgg bare ko nit ñi dañuy jaar nii ñiy jaar na le donc force de l'ordre yi waxuñu la ni doo dem wuy ji waxuñu la ni doo def li nga war a dem defi mais bu fekkente ni dañ la yoon wii nga war a jaar ñoom li tax ñu jaar loola fa te ñëpp di fa jaar ak noo mënti tudd ak koo mënti doon lii yoon mooy nga jaar ci. ñu des ak monsieur le ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome ci wàllu li nga xamante ni mooy li ngeen gis du ñàkk ñenn ci yéen mbokk yi démb ci mbeddi Ndakaaru ñu ñuy woowee ay nervi ñu yore ay bolde ki yet ci pick-up am ñu ne sax ba ñii di ngurgee ñi leen yebal ministre intérieur indi ciy leeral. xam nga force de défense ak de sécurité moom ñun moom la ñu xam les forces de défense et de sécurité nga xam ni ci état bi la ñuy liggéey am ñuy sol tenue am ñu dul sol tenue waaye baatu nervi moom man xaw ma nan lay mën a duggee ci maintien de l'ordre. mais ñooñu ñan la. waaw loolu laa la leeral nii xam nga état. mais ak ngànnaay yi ñu yoroon. non dama ni état lenn moo ci nekk dafay am ñi nga xamante ni dañ sol tenue dina am ñu solul tenue mais ñi ngay wax noonu exactement xaw ma ñan lañ. ah kon fu ñu jógee. mais ñan ngay wax da ngay wax force de défense ou de sécurité wala manifestant yi ñan ngay wax. dañoo gis ñu solul tenue ànd ak policiers yi ñoom yoruñu ay fetal waaye ay cour la ñu yoroon ay yat. non man li ma lay tontu léegi rek laa lay tontu Babacar c'est-à-dire force de défense et de sécurité yi li ci am mooy ñuy sol tenue ak ñu dul sol tenue jàkkaarloo ak ay manifestants yoo xamante ni ay sénégalais lañ ni ñoom nga xamante ni li ñuy njëkk a def mooy woo leen ci ñu dëppoo ak li yoon santaane ngir sàmmook moom bu fekkee defuñu ko am na ay techniques de maintien ou de rétablissement de l'ordre mais nervi moom man xaw ma ko li ma xam mooy force de défense et de sécurité. monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ci waxtaan mu baaxee Babacar Fall démb ci li xewoon démb ci Ndakaaru gox yeneen ni Sénégal ñu bokk ci opposition bu Sénégal société civile dina ko noonu ànd manko doon benn démb taxaw ngir ñu ne daal di ñoŋal sunu démocratie sàmm ko moo waral ñu wooteeb dox bu ñu lal ci jàmm ñu ne àjjuma ëllëg gi juróomi fan ci weeru mars Pabes Diba. Ousmane Sonko ci xeexam bi am na ci jàppale cadre unitaire d'action di ab mouvement bu dajale ay parti politique ay mouvement citoyen ak yeneen organisation ñoom ñu sax méngoo di wax la Ousmane Sonko yàgg di wax ne mbir mi complot la cadre bi nag di annoncé aljuma ji di ñëw ay action wam yu njëkk Alioune Sané moo yoroon kaddu bis bi. vendredi ci Dakar dinañu tàmbalee place Washington jëm place Soweto bi nga. aljuma nag mel ni na ci ñenn ñi sori na lool lañ bëgg mooy ñu jëflante ko léegi. Pourquoi vendredi? Très bien. Pourquoi vendredi? Ce qu'on a dit. ndegam ñoom ñëpp tënku nañ ci benn bés di aljuma ñu nar ko defee ca xolu Ndakaaru Aliou Sané mbas mi mënul nekk benn yoon lay ngir tere seen manifestation. ay responsable lañu fépp ci monde bi ñu ngi gis en France et ailleurs nit ñi ñu ngi manifester avec des marches dans le respect des mesures barrières inchallah te noonu lañ koy doxalee. cadre bi ne dina gën a ubbeeku ci yeneen i mouvement ki force politique nee na xeexam fexe bi Sénégal nekk état de droit.
jërëjëf Pape Bes convention jeune reporter yi Sénégal ñoom rafetlu nu ñu ne préfet Ndakaaru ak na mu taxawee démb ci bi muy sàkku ci takk der yi ñu daal di dal ci kaw journaliste yi chargé leen ci wàllu gaz ak yeneen di lu nu ñaawlu ba fa ñaawlu yem ci réewu état droit njiital boobu kuréel di kon convention jeune reporter yi Sénégal Ibrahima Baldé ak Amadou Sababa. lu taxawaayu journaliste yi sur le terrain naam sax yàgg nañ couvrir li nga xamante ne moo di manifestation wante tey ji professionnalisme bu am solo lañ ci àndal di wax ni loolu day gën a jëmmal li nga xamante ne moo di démocratie ñun suñu yittee moom mooy taataan ay xibaar yu wér te wóor jox ko ñi nga xamante ne ñoo di askan wi gis nañ ni préfet bi yëkkati na ay kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy ñaawlu di koy fàttali rek loolu duñu tere def suñu liggéey parce que ñun askan wi moo ñu tax a jóg di ñaax ñi nga xamante ne ñoo di journalistes yi jël ay mesures de prudence xool ci ni nga anam yi nga xamante ne ñu ngi koy liggéeyee parce que tamit bu ñu fàtte ni lii di mbas mi mu ngi fi ba léegi ñu takk seeni masque te mën a jébbal li nga xamante ne moo di xibaar yu wérte wu ni rek patron de presse yi war nañ mën a amal ab taxawaay bu yaatoo yaatu pour mën a assurer li nga xamante ne moo di sécurité journalistes yi ci loolee ñu ngi leen di ñaax am nañ ay gilets yi nga xamante ne Synpics joxe woon na ko su fekkee ni war nañ mën a jël ay gilets joxaat ko ñi nga xamante ne moo di reporter yi sur le terrain ñu mën leen identifier nu gaaw a gaawee parce que gis nañ ni liggéey bi sur le terrain jafe na torop ñu waxtaanee soxna yi nga xamante ne ñooy fukk ak ñaari soxna di militant kilifa ci parti Ousmane Sonko Pastef ñu tegoon loxo àjjuma ak léegi ba nañ leen démb ci ngoon seen avocat maître Babacar Ndiaye di ko xamle ci édition spéciale beeg RFM ñu teewlu la mu ci xalaat moom maître Babacar Ndiaye. vers 4 heures jëm jàpp 17 heures ci nañu wax ni teggi nañu teg loxo bu ñu leen tegoon loxo koppewu leen dara xam nga bi ñu leen arrêté dañ leen waxoon ay attroupement sur la voie publique yooyu ak menace de trouble à l'ordre public ñun xamoon nañu yooyu ay waxi caaxaan la rek parce que defuñu woon dara tey say libération bi dëggal na ko bàyyi nañ leen ba ñibbi nañu seen kër lenn rek dañuy ñaawlu xam nga dëkk soo nekkee dëkk ba nga xam ne dëkku yoon suñu la arrêté dafa war a am lu tax ñu arrêté la te suñu la arrêté ñi la arrêté aussi war nañu def liggéey bu tax ñu arrêté la mais dañu remarqué depuis vendredi ñu arrêté leen boobu ba léegi xaar ba mercredi ñu bàyyi leen def leen dara xam nga loolu aussi kenn mënu ko comprendre si dëkk ma xam dañu ne dëkku démocratie ak dëkku liberté la liberté moom mooy règle bi moom moo war a am lu nekk mais peut-être suñu la téye rek loolu exception la war a doon. maître est-ce que mënuñu ci gis ak coïncidence jamono ji ñu leen bàyyee mooy jamono ji nga xam ni ci lañ teg loxo seen kilifa. waaw peut-être ñeneen ñi mën nañ ko gis xam nga ku nekk am na noo ko gisee mais ñun lu ñu gis daal ak suñ koy analyser su angle ba nga xam ni dëkku liberté nañu nekk donc man jàpp naa ni loolu abus de droit la mooy jéggi sa li nga war a def loolu moo taxoon vraiment ñu téye leen te loolu vraiment xaaruñu ko si dëkk ba nga xam ne dañu jàpp nañu am nañu justice donc justice dafa war a tëddee njaaxanaay. maître Babacar Ndiaye avocat yi soxna yi Pastef yi ñu tegoon loxo ca Baleen démb ci ngoon mu nekkoon ci jokkoom ak Hadj Ndate Diop RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñett. RFM rajo askan wi. diwaanu Saloum la ñuy wutali ak ñenn nga xam ne dañoo daal di tojee seen i kër ci aérodrome ba nu war a sañ ca kawoon ñooy sàkku boobaak léegi ay ndàmpaay téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar lanu ci njaboot yu sonn lool boobaak léegi Ibrahima Diamé. depuis bi ñu daanalee seen kër ya ñi fi dekkoon ci peggu aérodrome bu kawoon nee nañ dund bu metti la ñuy dund jamono jile seen doom yi daanaka seen njàng yàqu na njaboot yu bëri daal dinañ tasaroo kii di Pape Mamadou Kébé moom moo yore kàddu collectif ñi lorule ci démolition yooyu le nit ñaa ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne ni mënu leen ko sax imaginer socialement psychologiquement financièrement et moralement parce que nous avons été atteints dañu maanaam laal foo xam ne alors fu laal mën a yegg ci doomu aadama lañ ñu laal jaratul sax ñu ci delsi njaboot yi tas nañu nit ñi xiif nañu ils sont dans le désarroi nit ñi ñàkk nañ seen xel sax ñàkk nañ ko. ñoom nag boobu ba tey ñu ngi xaar seen indemnisation ñu jàpp ne yéex na lool te mënatuñu xaar. li ñuy xaar mooy ñu indemniser ñu comme alors dañoo ñëwoon par surprise nappaaje ñu noote ñu alors toroxal ñu muñ ñëpp ànd ak tey ak dal. ñu ne ñu danañ leen dédommager jàpp nañ procédure bi ne nañu ba préfet wan ñu alors le document des impenses ne li ñu waroon a calculer yëpp ak def nañ ko léegi jébbal nañ yëf yi à qui de droit jébbale boobu lañ bëgg ña ko yor ñu gaawantu ci lillaahi waral sori balaa dégâts yi gën a ëpp nii. ci démolition bi nag kër yi féete woon ci penku aérodrome bu kawoon lépp la ñu daal di rajaxe lu mot téeméer ak juróom-benn fukki njaboot daal di tasaroo wuti location Ibrahima Diamé kawoon rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima wàllu xibaar bokk na ci as tuut ci xibaar ñeel conseil des ministres ba woon démb na muy amee alarba ju ne ci palais de la république ci njiital président
Gonsal Sénégal jot na ñetti junni ci ay vaccin yu tegal ñaar fukk ak ñeent ci wàllu ñàkk gi ñeel jàngoroy coronavirus njiitu réew mi xam le ci ndajem conseil des ministres dem ne ci lu yàggatul Sénégal dina jotaat lu toll ci juróom-ñetti millions yi doses yi vaccin ngir xeex ak coronavirus ngir askanu Sénégal. Sport geek Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay fay Alaaji Assane. bisimilah. daal di ko door rek comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football tey jii ci suba gi la fas yéene amal ab lël bi nga xamante ni danañu waxtaane mbirum lii di confédération africaine de football ndax xam ngeen ne njiitu fédération sénégalaise bu football di maître Augustin Senghor moom nag dafa déposé candidature am ngir daal di wut ki nga xam ne moo di Ahmad ci mujjantal daal ñuy xam ne am na benn protocole bi nga xamante ni daal dañ ko daal di xaatim foofule ca Rabat te waa FIFA ñoo dox lu ni mel ngir fexe kon bokk nañu jëlee doomu Afrique du Sud bi mu daal di jiite lii di CAF Augustin Senghor daal di doon lii di premier vice président lu ci mënti am rek ñàkkul ni comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football loolu dana ci indi leeral gannaaw réunion bi nga xamante ni mu ngi koy amal ni ki tey jii fàttali nag fukki fan ak ñaar ci weeru mars la CAF foora kon bokk wut geneen njiit mu daal di kon bokk diriger lii di football africain bi. ñu daal di waxtaanee wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi dañoo doon dabe juróom-ñaareel ak juróom-ñetteelu bëccëg bi ni ki démb Jaraaf daal di ci am mbetteel daal di tegle ñaareelu defetam ci gile maanaam ñaareelu defet yu tegle ci li nga xamante ni daal moo di championnat bu Sénégal Union Sportive bu Gorée nag moo ko daal di daan ni ki démb benn bal ci dara waaye teewul ba tey waa Gorée fi mu toll ni bokk nañ ci équipe bi nga xamante ni bu fi championnat bi yemoon dañ daal di wàcc ci deuxième division ndax ñoom daal nañ am lu tollook juróom-ñaari poñ gannaaw fukki bëccëg nga xamante ni jot nañ ko football ba tey ci dabe bi démb Cneps Excellence bu Thiès daal dina am ndam ca dëkkam diggam ak ñi di waa Casa Sport bu Ziguinchor Stade Lat Dior ñaari bal ci dara di ab match bi nga xamante ni suñu ndaw li toogal ñu foofu la ca diwaanu Thiès ma nga ca woon kii di Cheikh Anta Diop ñu déglu ko. bi ñu dawalee daanaka fukki simili ak juróom ci ab dégagement la Ibrahima mi nga xamante ne génération foot la jógee ñëw fii ci Cneps Excellence daw jéggi défense bi romb kii di Pape Badji jàkkaarloo góol bi di Pape Moussa Sène bu Casa Sport dugal bit bu njëkk bu Cneps Excellence ci benn boobee la ñu demee mi-temps deuxième mi-temps bi nag waa Casa Sport dikkaat gën a accéléré waaye nag Cneps Excellence seen joueurs yi dajaloo ci wàllu défense bi def ay contre-attaque daanaka bi temps bi jeexee kii di Ahmed Ba bu Cneps dugal seen ñaareelu bit Gawsu Dramé nekk entraîneur bu Cneps rafetlu lool nga ñaayal li ak xale yi ni ñu taxawee. yàlla ngi def ñu ci am ndam ñu ngi sant yàlla te xam ni tamit xëy na liggéey bi ñu nekk am na njariñ waaw bu ñu demee tamit ñu defar ci da yokk li ci baax li ci bon tamit ñu dindi ko mais tamit tey gërëm xale yi tey xam ñëpp xam na ni naaj wi tàngoon na jom moo ci football bon loolu nag dañuy gërëm xale yi gërëm suñuy staff parce que suñu dirigeants yi aussi jàpp nañ ci trop lu ñu leen sant ñu def lu ñu leen joxoon ñu dem fa man sama appel toujours ci waa Thiès la parce que équipe bu Thiès la. Ansu Diédhiou mi nga xamante ne moom mooy entraîneur bu Casa Sport nee na nag ñàkk bi da koo metti lool ndaxte ay xaleyam football nañu waaye dafa am ñoo xamante ne seen bopp de leneen moo ci nekkoon. ba tax na lépp ñu préparé woon xaw nañ ko gis mais si bu ñu gënoon yaakaar dañu xaw a décevoir non il faut ñu liggéeyaat pour ñëw parce que temps baa ngi dem te journée yi duñu xaar daal. ñetteelu victoire yoo xamante ne waa Cneps Excellence bu Thiès tegle nañu ko ba jamono yi ñoom ñoo nekk ci ñeenteelu place bi am fukki poñ ak juróom. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop wàllu football ba tey waaye bi la yow ci biti réew ci Espagne FC Barcelone moom nag dal na qualifié final Coupe du Roi la ko waral nag moo di démb mujj na ak am ndam ci digganteem ak FC Séville ñetti bal ci dara donte sax ci match aller ba ñii di FC Séville ñoom ñoo mën a woon ñaari bal ci dara ñoom nag gannaaw prolongation yi la ñu daal di lijjanti lu ñu mel seen bitu qualification ka ko dugal nag moo di Martin Braithwaite ba tey wàllu football ak championnat bu Angleterre ñu ngi seen 29e journée ni ki tey ji ci ngoon jongante gu nar a am solo diggante Liverpool bu Sadio Mané féetee ci juróomeelu place bi ak Chelsea way Dortmund di féetee ci juróom-benneelu place bi 20h15 tey ji ci ngoon benn poñ rek moo daal dox seen diggante di ki démb nag gannaaw bu ñu daal di door seen 29e journée foofu la ca Espagne ca Angleterre jàpp leen ni ñi nga xam ne ñoo di waa Leicester dañoo ñàkk seen digg ak ñi di waa Burnley benn bal la ci dara Sheffield United ak Aston Villa Sheffield moo ci mujj am ndam benn bal ci dara ci lu jëm nag ci wàllu classement bi Manchester City ba tey mu ngay wéy di nekk ci bopp raw gàdde gi geneen équipe bu Manchester bi di Manchester United moom moo féetee
ñaareelu place bi ñetteelu place bi nag ña fa féete moo di ñii di waa Leicester championnat bu France ñoom ñu ngi woon seen 28e journée ni ki démb ci jàngat daal ñu jàpp ni ñi nga xam te ne ñoo di waa Paris Saint-Germain daal nañoo am ndam seen digg ak Girondins bu Bordeaux benn bal ci dara ku dugal nag seen but moo di Sarabia ci passe Idrissa Gana Gueye geneen jogante diggante Lille ak Olympique bu Marseille 2-0 la ko Lille daal di daan ñaari but yëpp nag ñu ngi ko dugal ci njeexitalu jogante gi di 90e ak 92e minute geneen ndam bi nga xamante ni Lyon daal dina am démb diggante ak Rennes waaye teewul ba tey ñi nga xam te ñoo féete jamono gi ci bopp raw gàddu gi moom moo di waa Lille ñaari place bi PSG ñetteelu place bi waa Lyon ñoom ñoo fa daal di féete ñu daal di ko jeexalee ko tour cycliste du fleuve ni ki kon bokk dimanche bi la ñu ko fas yéene kon bokk amal lii di première étape bi diggante Ndar lay daal di doon ak Ross Béthio lu tolloo ko juróomi fukki kilomètre daal di dox seen diggante lu tolloog nag ñaar fukki réew danañ daal di kon bokk ñëw teewe ci mbir mi bawoo ci sous-région bi ak itam ca France bi nag di ñaareelu édition bi fàttali nag première édition bi ka gagné woon moom moo di Bekay Traoré di doomu Sénégal doon itam capitaine bu équipe bu Sénégal moom nag fi mu toll ni pare na ngir défendre li nga xam te ne moo di titre am ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne. Tour du fleuve bi ñu ngi koy préparé bu baax à part tamit coronavirus bi xaw nañoo kii tur parce que bu xoolee daaw ba ren defuñu compétition mais ñu doon entraînement pour maintenir forme bi mais ñu ngi koy préparé bu baax a baax parce que ne ñëw parce que nit moom booy dem ci xare rek ndam moo tax a jug moom wax dëgg yàlla ndam moo tax a jug te dinañ ko góorgóorlu wuti ko incha allah am na yeneen étranger yi ñëw mais étranger ñun nag parce que tiituñu leen man wax dëgg yàlla man moom tiituma leen parce que tamit nit moom sa maximum rek ngay def li nga xamante ni moo nekk si yow loolu rek ngay def parce que bu ñu ñëwee fi tamit dinañu góorgóorlu tamit dañ gis ñun ñàkk fayda dinañ góorgóorlu ba nga xamante ni ñoom tamit buñ demee dañu xam ne ñi ñu bàyyi fi tamit ay jàmbaar lañ. ok El Hadj Assane fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu dalal Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi Ndari Diouf nga xamante ne juróomi yoon nekk na voix d'or bu Saint-Louis daal dina génne albumam bu njëkk tuddee ko guddi muy ci proposé ay morceaux afro ànd ci ak tuuti pop ak funk juróom-ñeenti titre yi nga xamante ne artiste bi mu ngi ci waxu mbëggeel waaye di ñaawlu itam li nga xamante ne moo di injustice rawatina guerre di ñaax itam ñu fexe ba gone yi ñu mën a dem école Mohamed Nabi Silla moo dajeek moom. kii di Ndar Diouf wane albumam bu njëkk bu ñu tuddee guddi muy tekki lu bare gannaaw juróom-ñeenti titre yi mu am gone gii di doomu Richard Toll wane mbégte wu mu am ci jëmmal diwaanub dex gi ci lépp loo xam ni aju na ci wàllub musique. album guddi nekk album boo xamante ni aussi 9 titres ñoo ko composé donc morceau bu ci nekk di wax ci maanaam wàllu dundu nit ki àdduna bi xam nga di wax ci ay thèmes yoo xamante ni maanaam nit ki da ciy gis boppam daal. moom sax muy wane bëgg-bëgg gu mu am ba fesal xarañte gu mu am ci lépp loo xam ni aju na ci wàllub musique ba tax ñu war ko mën a ràññee. donc variété la mais afro benn musique boo nga xamante ne damay jaxase afro world bi xam nga ak pop génnee ci ay sonorités yoo xamante ni dëkkul fii ci biir Sénégal ak sonorités yoo nga xamante ni fii ci biir Sénégal la dëkk donc di ci woy wolof. musique bu muy def mu jël ci inspiration ci Touré Kunda ba ci Youssou Ndour jaar ba ci Baba Maal Ismaël Lo Super Jamono ak yu ni mel. professeur bu mag bi ma jàngal lu bëri ci suma musique Youssou Ndour la te mësuñu sax gisante mais yàlla dafa def ni ci biir musique am ci laa jàngee lu bare boo dégloo album guddi da ngay xam ni kii ci keppaar Youssou Ndour la jàngee li muy def. tey jii mébét woo xam ni am na ko ci wàllub musique moo di fexe ba fileeg ay bis yu ñu jëm mu wane production bu mu jot a def ak Henri Guiabert ngir gën a fësal taxawaay bu mu am ci wàllub musique ci biir réew mi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Nabi Silla kii di Benny Weller nekkoon kàngam ci wàllu reggae moo daal di génn àdduna moom mi nga xamante ne bokkoon na ci ñi taxawaloon groupe bi di The Wailers talaata ji weesu la daal di génn àdduna ci ab hôpital fële ca Kingston amoon juróom-ñaari fukki at ak ñett ci communiqué bi nga xamante ne ministre de la culture bu Jamaïque daal dina ko siiwal démb leeralul nag lan moo tax kon mu faatu moom Benny Weller ni ma leen ko waxee sànq bokk na ci ñi taxawal groupe The Wailers ak Bob Marley ak kii di Peter Tosh diggante 2018 ak 2020 nag ñaari yoon def na ci ab AVC.
mbokk yi fii la ñuy am ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kaawa debout ci ñaari baat yooyee la l'Observateur tënkee li xew démb ci réew mi booy ubbi journal bi ba ca page 4 am di nga fa gis ay nataal yu bari yuy wane li amoon démb ci Ndakaaru Ousmane Sonko mu sandarma yi jàpp di ko dugal ci seenu wata ay militant ak i manifestekat yu ñu poñe di leen yóbbu ay jeunes yu taxaw di sànnante ay xeer ak i joorantey lacrymogène ak i takk der ay station essence ñu taal ba ñu tàkk jëppét ay magasin Auchan yu ñu caxat-caxatee ay ponkali nit yu toll nu leen neex gàddu seeni mbolde yii yëpp journal bi indil nañu ko boole ceekit di ñu wax li xew démb ak na mu xewe njiital parti Pastef di Ousmane Sonko moom le juge d'instruction bu 8e cabinet bi convoqué ngir waroon ko auditionné ci tuumay viol ak menace de mort gi Adji Sarr gàll ci ndoddam Ousmane Sonko waroon ko wuy ji xëy ànd ak ko gàngooram jóge ca këram ga ca cité kër góor gi jëmoon tribunalum Dakar bi ñu yegsee rond-point Estelle Mermoz bëggoon a jël avenue Cheikh Anta Diop jaare buntu université préfet bu Ndakaaru taxaw ne leen du ci dal ci corniche bi ngeen di jaare ñu nekk fa ay heure yu dul jeex di bëjoo ak a giita ngaas lacrymogène ya jolli xeer ya naaw fitna ja takarnaase yéenekaay bi nañu ginnaaw bi ci lañu jële Ousmane Sonko dugal ko ci benn watab gendarmerie yóbbu section recherche tuumay turbale ordre public bi ak bokk ci manifestation gu ñu leen joxul ndigal yéenekaay bi nee nañu loolee la ñu ko gàll nay tuuma ba jël ko yóbbu Vox Populi nañu ba ñu ko jàppee ba yóbbu ca la jàmmu jeex ci dëkk bi amul nu manifestekat yi salfaañewul dëkk bi xeex nañu fi yàq nañu fi taal nañu fi jàpp nañu ñu bari ci ñoom ñi doon manifester àllarba ju ñuul kukk Vox nee nañu moom la ñu dund démb àllarbay démb ji Le Quotidien mercredi des cendres la ko tudde mu di àllarba joo xam ne yu bari ci dëkk bi ñi doon manifester def nañu ko ab doom ñi dee ba dee daali ca manifester nag journal Le Quotidien nee nañu moo di boutique Auchan yi ak station essence Total yi yéenekaay bi nañu démbit gis nañu ay ngandi ponkali nit yu wàccoon ci mbedd mi ak seeni gourdin doon jàppale takk deri ci seenub liggéey li manifestekat yi liggéey démb ci dëkk bi enquête yéenekaay seen Dakar la ko tudde ba noppi di ñu nettali bésub démb beek ni mu demee li fi am ci fitna am ko fi ci yàq ba yegg ñu it kàdduy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome muy xamle ne duñu nangu ay débordement di fi am ki débordé dérapé démb enquête nee nañu moo di préfet bu Ndakaaru ndax dégg nañu ko muy joxe ndigalul ñu fitnaal journaliste yewoon ca rond-point bu Mermoz Sud Quotidien nañu coowal mbës mi salfaañe na Ndakaaru démb dem nañu ba dégg préfet bu Ndakaaru mu naan sandarma yi nañu gaase journaliste yi mu di lool yéenekaay bi nee nañu convention des jeunes reporters du Sénégal naqarlu nañu ko ñaawlu nañu ko am nay journaliste yu ca jële ay gaañu-gaañu ba ci benn caméraman bu nekk Ouest TV Sud nañu bi mbiri tàmbali ëppi loxo l'armée bi di soldat si le gouverneur Ndakaaru woolu ngir ñu ñëw renfort Walf Quotidien dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk ba bindal ñu ne démb soldat si la ñu mujjeewoo ngir ñu ñëw renforcer takk der yi farandoy Ousmane Sonko yi meloon ni fitu gumbër sànni lu ne la ñu yàq lu ne la ñu caxat-caxate wane seen bopp wane seenu mer te yëf yi yamul woon rekk Ndakaaru yegg na ba ca Ndar ak ci Ziguinchor sursoi nañu Ousmane Sonko ba ñu ko yóbboo démb gendarmerie war ko auditionné ñeppiwul gémmiñam benn yoon dafa meloon ne ko muuma libération nañu noppi la def neewul mbuu neewul mbaa bi koy awakaam di wax sax li mu leen ci tegal moo di dafa yomb torop journal bi nañu gendarme yi bi ñu koy laaj nu mu tudd ak it mu wax leen mooy kan Ousmane Sonko tontuwu leen benn yoon yéenekaay bi nañu tedd moom rek ndax ñaari garde corps am yi ñu jàpp ak caméraman bu jot na TV bi ñoom it bi ñu yeggee gendarmerie bi leen gendarme yi di laaj ubbiwuñu seen gémmiñ benn yoon ubbi leen sursoi yéenekaay bi indi nañu ay leeral yi moo di moom Ousmane Sonko coowal mbës mi taxoon ñu woolu ko waroon ko auditionné ba lii lépp xew ci léegi nag bala koy juge bi di mën a woowaat il faut que da koy joxaat beneen convocation ngir mën ko auditionné ki ñu woolu woon démb auditionné ko di Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi di Sweet Beauté l'Observateur nee nañu ci contrôle judiciaire ci la mujj waaye juge bi nee na ko li fekk yoon parewul ci yëf yi ba yëf yi jeex bu ma la déggati nga wax ci en public nee na ko it weer wu nekk àjjuma ja ca njëkk na nga ñëw fii tribunal signé. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar yeeg RFM li ci gën a fës ne xibaar mooy lu ñeel président parti Pastef Ousmane Sonko guddeem gu njëkk mu fanaan ca brigade recherche gendarmerie Colobane ngir wàllu trouble à l'ordre public ci xibaaru kenn ci avocat yi yul yàbbi ci laaj yi tukkee ci takk der yi jëmee ci moom guddeem gu njëkk kon ci wàllu garda bi moom njiital Pastef bi garda bi gi amee nag ak jàpp gi fitna ci Ndakaaru fu ne ba ci gox yeneen ni Sénégal am na ci it ak jàppee àndoon nañ ci leeral ak Pape Balla Gueye société civile Sénégal ñenn ci ñoom opposition bi ñenn ci ñoom dajee démb ci ngoon ngir waxtaan waaye it taxaw takku ngir xeex ba dekkil démocratie ci Sénégal ñu ne ëllëg ci àjjuma ji amal nañ ci dox bu nu lal ci jàmm marche pacifique suba
vendredi ci technique bi Abdou Thiam moo ci nekkoon ñu koy gërëm bu baax di ko sant El Hadj Assane Gueye ci micro bi soxna Yacine Pouy ci wàllu service digital gi ci kanam tuuti ñu ñëw génn ci wàllu penco gi RFM dinañ ci ànd ak Alioune Tine moo jiite Afrikajom Center di yëngu ci wàllu ak yelleefu doomu aadama waaye it ku mel ni Cheikh Tidiane Cissé bu UNACOIS Yeesal ñoom it commerçant yeeg yàqu-yàqule gu bari gi ginnaaw fitna yi am ci leen léeg-léeg ci réew mi ci penco gi ci kanam tuuti lay doon ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm